ñi ngi jégalu ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di jégalu nag surtout parce que daf ci bëri journalistes yoo xam ne ñoom comme ni ko Antoine Touré waxee sànq dañu jàppoon ni affaire yi 19h lay tàmbali donc loolu moo waral bu ñëwoon aussi indi tuuti jafe-jafe ci seen bon je sais pas ni ñëwee ak ni ñuy teewee ak ni ñu mën a jëlee yëf yi bon maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp vraiment di remercier d'abord la dara damay présenté wu Abdou Karim Gueye la moom saa su ne dañuy présenté wu rek xam nga activiste membre du mouvement Nitu Dëgg Valeurs bis bu am solo la si ñun te gis nañu yéen tamit solo ngeen ko seen teewaay je pense que ki nga xam ne moo nekk sama droite du ma ko présenté mooy Antoine Turquin chargé de mouvement Nitu Dëgg Valeurs kii moom mooy Sora Sow xam nga membre la porte-parole aussi ci mouvement Nitu Dëgg Valeurs bon li xew na d'abord balaa dara damay njëkk def mooy d'abord remercier leen presse bi parce que presse sénégalaise bi dafa taxaw sénégalais yi aussi taxaw carrément ci Abdou Karim Gueye bi mu nekkee ci kaso bi jafe-jafe yi nga xam ne dund na ko ci kaso bi mu nekk ay mbir yoo xam ne vraiment bëgg naa ci ñëw ay point par point leeral yu bari yoo xam ne peut-être xawoon na la ci bopp sénégalais yi surtout ñi nga xam ne dañoo wax sama kaaw sama santé ni mu demee woon ak ni ma génnee jeudi passé jeudi tey may def point de presse wala may def jàkkaarloo ak presse bi comme ni ñu koy waxee d'habitude bon d'abord damay njëkk remercier population sénégalaise bi man damay wax ni man Karim man bokkuma ci ñi naan Sénégal jar ñoo xeexal donte sénégalais yi ñoo la ko wax ñoom seen jëm bopp ñoo naan Sénégal jar ñoo xeexal mais man dama gëm ni Sénégal rek ñoo jar a xeexal parce que chaque fois su ma amee jafe-jafe man sénégalais yi ñoo may taxaw man gisuma kenn ku dul Sénégal man su ma feebaree sénégalais ñoo may taxaw su ma amee problème sénégalais ñoo may taxaw su ma nekkee ci kaso bi sénégalais dañ may taxaw kon man bokkuma ci ñi naan Sénégal jarul xeexal ñu bëri nag dañuy expliquer quoi di wax nan la demee ba Sénégal yi peut-être ñu am confiance yàlla xam ne ni man sax xaw ma ko moo tax chaque fois damay ñaan saa bu mu jël damay ñaan yàlla bañ a tas yaakaaru Sénégalais parce que xam naa ne am na lu ñu yaakaar lu ndaw si ñun te ñun ma personne importe peu wax dëgg yàlla donc c'est très important aussi pour nit yi comprendre loolu xam ko bon remerciement yi nag dama koy jiital ci d'abord la presse jiital ko aussi parce que dama ni ci remercier laay jiital c'est-à-dire damay njëkk remercier Sénégalais yi la population sénégalaise les liveurs les activistes c'est-à-dire ñëpp ñoo xamante ni ñu ngi doon taxaw xam nga même les partis les femmes leaders ñu mel ni ñoom Maïmouna Bousso ñoom ñëpp président Ousmane Sonko ñëpp ay Dembo ñëpp nga xam ni politiciens yeeg activistes yeeg population sénégalaise beeg ñëpp journalistes yi ñëpp doon jàpp ci sama man dama doon toog ci kaso bi dama doon wax sama nan laa defal Sénégalais ba mu yegg fii donc dama leen di remercier kilifa diine yi parce que am na ci ñoom ñoo xam ni taxaw nañ ma taxawaay boo xamante ni bon ñu bëri xamuñ ko te chaque fois dama gis ni rek yëf yi dañu ko defoon seen yëf kilifa surtout kilifa diine yi imam yi aussi les imams parce que xëy na peut-être doon naa wax mais laaj bi ma def di wax ba comprendre luñu peut-être yenn propos yi nga xam ne yeggul mooy li mu waxoon juge bi rek juge bi ne ma lu tax nga ni gendarmerie ay francs-maçons lañ ma ne ko waxuma gendarmerie ay francs-maçons la gendarmerie sont pas des francs-maçons je parle pas des gendarmes en fait man constitution Sénégal laay wax institution Sénégal yi laay wax Sénégal ni mu lawloo laay wax li nga xam ni Sénégal dañ ko tënk ci constitution bi institution yi république bi et tout diine bokku ci c'est-à-dire chrétiens yi amuñ ci wàll musulmans yi amuñ ci wàll c'est-à-dire Sénégal texte yi tout ce qui est paperasse maanaam këyit lépp lu ñu bind ci wàllu papier Sénégal diine bokk ci maanaam te pourtant ci religion yi boo demee man ñun loolu foofu la ñu faussé départ bi c'est laaj bi loolu laa si doon wax mais wax ni dama ko expliqué ma ni c'est pas normal boo demee gendarmerie procureur bi dafay réquisition ne dama leen jàpp imam bi ñu jàpp imam bi parce que dañu jàpp imam parce que imam bi da doon julli parce que dañu interdit julli fan lañ ko teg lan moo tax ñuy interdit julli te jàkka yi imam yi seen jëm bopp ñoom ay institution lañ te xam nañ ni jàkka yi ñoom moomuñ ko néegu yàlla la kon néegu yàlla loo moomul nag amul droit tëj ko di ko tijji parce que dans l'histoire amul fenn fu ñuy wax ni Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam tëj na jàkka wala tijji na ko tëj na jàkka yi musu ko def donc loolu la léegi nag li ñu doon wax mooy mënoon nañ jël mesure barrière comme dëkk yëpp ni ñu ko jëlee respecté ko takk ay masque laal gel antiseptique et tout ba pare mën a julli comme ni ñu koy defee actuellement ñu ngi koy def te gisuma kenn kuy julli ci jàkka fi mu toll nii ñu ne am nga Covid wala feebar bi topp na la donc je pense que foofu aussi lu am solo la du manque de respect kenn man je respecte la police man am na ay frères gendarmes ay beaux frères gendarmes am na ay xaritu police ay commissaires yoo xam ne samay xarit lañ donc def naa erreur dama koy reconnaître aussi damay jégalu ci kanamu Sénégal yëpp je m'excuse parce que dama waxee sous le coup de la colère c'est-à-dire dama wax parce que dañu convoqué xalif bi xam nga li jiitu d'abord mooy dañu njëkk convoqué imam bi nga xam moo nekk Médina Rebeuss dañ ko njëkk convoqué imam Kane police plateau fa laa yendu lundi bi ak moom maak Cheikh Omar Diagne maa ngi koy remercier de passage ak Adama Mbou fa la ñu yendu ak imam bi woor il a 78 ans imam bi
ñu jàpp ko 5 heures du matin parce que da doon julli fajar ñu tëj ko ci grille bi bu ma ñëw ci grille bi laa ko fekk ci violon bi imam bi nekk màgget ñu téye ko fa mu woor ba 19 heures lañ ko bàyyi parce que da doon julli c'est-à-dire ma ni naka la tubaab bi réussir ba dindi ñun yërmande bi waroon nekk suñu biir parce que commissaire bi jullit la wala muy chrétien waree am na lu mu gëm nekkul koo xam ni nekkul ci institution yi muy topp ak constitution yooyu noonu nga xam ne da ko dindi ci diineem commissaire bi moom du quoi te commissaire bi wax jullit la au fait naka la mën a accepter jàpp imam parce que da doon julli màgget mu bijaaw nga tëj ko ci kaso bi def ko ci violon mais mën ko fii Sénégal lañ nekk quoi tout s'arrange mën nga ko sax teg à côté ci benn banc mag la il est vieux da doon julli xam nga diine lu mu si wax foofu nag la affaire bi déclenché wu boo seetee def naa benn live di ko wax maa ngi woon foofu naan maa ngi police su plateau police su Rebeuss du moins maa ngi police su Rebeuss ñu ngi jàpp imam kan tëj ko ba léegi dafa woor am na 78 ans mi ngi ci grille yi jour boobu nag laa déclenché ne ñi maa ngi lancé nag défi di wax ñëpp nag vendredi na ngeen fexe ba ñu julli ci parce que toog nañ 4 5 vendredi yoo xam julli ji léegi nag loolu Khalifa Niassène da ko dégg ñeneen dégg si jàpp si ñëpp kilifa yi jàpp si ma ngi remercier bu baax a baax a baax léegi nag bi ma toogee nag après ma gis ñu Facebook ñu wanee live direct Khalifa Niassène bi di dox ak kan bi xam nga mag xam nga Sénégal ak mag ak suñu sëriñ tamit xam ngeen ku nekk ak gëm-gëmam ñu convoqué ko mu ñëw di dox ci kii bi noonu di yéeg ci escalier yi biir commissaire central Kaolack ça m'a fait mal quoi moom wax nag sous le coup de la colère def erreur nag quoi parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko wax dafa ni boo meree bul wax bi ma gisee dama mer rek automatiquement ku ne xam ngeen live ni mu mel génération bi ñu toll actuellement xam ngeen live ni mu mel spontanéité bi si nekk nga xam ne da ngay wax échange bi ci am xam nga gis dafa spontané quoi te ni ngay waxee noonu la ñuy di tontoo et tout et tout donc loolu moo tax ma waxee noonu mais bi may wax dama la waxee pour ñu punir fi ma doon waxee mooy Sénégal c'est pas normal ba tey ku tooñ Seydina Mohamed wala nga tooñ waa jàngu bi yoon du la def dara soo laalee Macky Sall léegi ñu la article nangam article 80 article nangam ak nangam dañ ne Macky Sall institution la mais imam yi ñoom ay institution lañ ci diine l'islam ñun bu ñu juddoo imam yi ñoo ñuy tudd ñun bu ñu dee imam yi ñoo ñuy suul kooku amuñu ñooñu amoon gis ma ku leen ëpp valeur Sénégal naka lañ mën a sàgganee ba tey suñu diine bi nga xamante ni nee nañ 95% de musulmans 5% de chrétiens ñun ñëpp ñu gëm ba pare ñu sàggan ba suñu ngëm-ngëm yooyu amuñu part amuñu wàll ci suñu charte nday réew mi di doxee loolu defet la gàcce bu rëy la te je pense que loolu lu am solo la léegi nag ce qui est erreur yi ñu def ci yi ma def ci communication man peut-être yor naa jikkoy sénégalais comme ni ñu koy waxee mais soo juumee da nga naan juum nga tooñ naa dama tooñ parce que commissaire bi aussi liggéeyam la doon def c'est pas normal ma taxaw naan dañ ko war a simmi quoi saagaw ma nag man moom ordre la jot rek appliqué te ordre bi mu jot noonu peut-être dañ ko jox yenn si la bu ko xam da koy jox ordre yi mu def mais man def naa erreur ma koy jégalu moom commissaire bi d'abord di ko jégalu parce que am naa ay frères yoo xam ni ñu ngi liggéey ci police bi am na ay frères yoo xam ñoom maa ngi ñoom ay policiers lañu gendarme ñooy bokk mbalaanu si fa ñoo bokk gëm sëriñ si comme Sénégal ni mu mel kon ñoom mënuñu nekk ay francs-maçons mais la gendarmerie ni muy doxee institution yi ni muy doxee la gendarmerie ni ñuy doxee ci ordre yi tey bu ñu la woon léegi-léegi nii Serigne Touba fi nekkoon ñu ne dem leen jàppi Serigne Touba ñu jàpp Serigne Touba Baye Niass su fi nekkoon ñu ne dem leen jàpp Baye Niass ñu jàpp Baye Niass loolu ñun war nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax war nañ ko xoolaat bu baax naka la diine bi néewee doole Sénégal ci ni ñuy doxee te ñun sàggan nañ ba constitution beeg institution yeeg yëpp moo supérieur suñu diine yi te république bi dafa war a topp ci suufu diine yi alxuraan bi nekk ci kaw bible bi tamit ñi ko gëm mu nekk seen kaw c'est-à-dire ñu jël gëm-gëm bi nga xam moom la ñu yàlla tegal ñu nekk suñu diine ñu gëm ko yooyu nekk ci kaw après nag politique bi république bi nekk ci suufam loolu la wax juge bi dafa ne ma lu tax nga ni gendarme ay francs man ko wax boobu dafa yeggul mais su yeggoon di nga comprendre c'est-à-dire li ma bëggoon wax mooy man institution yi laa dama bëgg république bi nekk ci suuf ñu tënk suñu constitution yi ci diine yi suñu diine yi ñu gëm suñu imam yi am baat ba nga xam ne bu ñu waxee ñëpp dégg leen ñu respecté leen jox leen seen cër parce que imam tey dafa institution la bu ñu war a jox cër loolu c'est très important donc ñun suñu xeex boo déggee nitu dëgg valeur loolu la valeur la ñuy xeex lépp lu yàq diine yi lépp loo xam ne àdduna bi mondialisation bi yegg na ci tey ngay gis ay góor jigéen ay droit ay homosexuels ay même ay dëkk yoo xam ne dañuy xeexal sax pour pédophilie mën nañu ko dundal mu dox yooyu yëpp ñun dañ koy xeex donc yooyu ni ñu koy xeexee nag mooy fexe ba ñàkk tey suñu Sénégal ba ñu xam ne am na ay nit yu taxaw pour dëgëral diine bi Sénégal diine yi parce que religion mooy lay relier ci quelque chose léegi soo relier wul ci yàlla da nga relier ci Satan ñaar yooyu ñoo fi nekk ñun nag comme nag def na suñu constitution suñu institution relier wul ci yàlla kon xam ngeen fa mu relier waaw mooy jégalu donc loolu mooy premier part donc ci jégalu bi ci wax aussi leeralaat tamit laaj bi parce que dafa ma benn point rek moo si des mooy saaga yi laaj bi dañu ñëpp damay teg toog ci rajo bi en quelque sorte ñu naan Karim Assane Diouf Karim day saaga Karim man musuma saaga j'ai jamais insulté man ñi may àndal ay imam Alioune Badara Ndao sama live sama chaîne YouTube imam Alioune Badara Ndao daf ci kii la ci dafa abonné
ay kilifa yu mag ñoo abonné sama chaîne ay Mbàkke ay Siween ay Ñaseen man su ma doon saaga ñooñu duñu ma topp parce que ñooñu ñàkkuñu fulla di ci ànd ak kuy saaga man du ma saaga musuma saaga c'est-à-dire bu dee saaga naa xëy na xanaa rap la woon jamonoy rappeurs yoo xam ni peut-être ci biir musique bi la doon quoi te même saaga dañ koy codé mais saaga actuellement toll nañ ci dimension boo xam ni man musuma saaga sama chaîne Abdou Karim Gueye musuma ci saaga dafa jaaduwul. gis naa Assane Diouf ci kaso bi waxtaan nañ dañ doon daje cour ma ne ko saaga yi nga war a bàyyi saaga ci boppam moo jaaduwul kenn warul saaga kenn Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam nee na bàyyi leen di saaga seen bopp ñu ne ko nit nan lay saaga boppam mu ne ko saaga waajur jàmbur sa waajur nga saaga donc yooyu lu ma gëm la dama diine bi lu ma gëm la lu may xeex la lu may xeexal la gëm ni dafa war a samp Sénégal donc loolu c'est très important donc point yooyu daal bëgg naa ko souligner bu baax a baax ça me tenait à cœur pour ma leeral ko quoi remerciement yi aussi dama ci boole diaspora bi aussi la diaspora moom mu suñ ma seetaan donc du may remercier bu baax a baax a baax donc c'est très important beneen bi mooy par rapport ak li nga xamante ni mooy jour bi nga xamante ni tey gendarmerie ñëw nañu sama kër ba jël ma yóbbu ma di wax sama affaire santé parce que dama bëgg ñëw foofu bi ñu ma jëlee ba yóbbu ma ci brigade de recherche les gars yi commencé wax sama affaire santé je suis malade leer na Sénégal yëpp sama feebar yàlla moo def yàlla moo ma ci nattu mu siiw su ma sañoon du siiw parce que tëdd naa man fii hôpital avant ma principal avant mooy voyager tëdd naa une semaine urgence réanimation te kenn xamul ne dama feebar bi ma demee sauver la ñu bëri xam ne dama feebar après ci la génn ci lañ commencé gis yenn politiciens yi di ñëw après loolu nag moo ko siiwal malheureusement mu siiw mais neexul dama feebar def naa ay opération loolu dëgg la dama feebar ci kaso bi parce que dafa am régime boo xamante ni man moom laay jël à chaque fois parce que man dañ ma bindal régime boo xam moom laa war a ni may dundee kaso bi ñëpp xam nañ ak pandémie bi nii dañ ko tëj c'est-à-dire kaso lekk du dugg lekk du génn léegi kon dama obligé woon di lekk ci lekku kaso bi wala ma dem boutique dafa jël ay sardine wala ma fa jël ay corned-beef yoo xamante ni ak yar dinañ ko def waaw Assane Diouf waaw xam nga Assane Diouf c'est-à-dire xam nga man maa njëkk def live boo demee sama chaîne YouTube di nga ko gis non da nga dem si waa Rewmi info Rewmi di nga ko gis may wax di wax ni ma ne Assane Diouf li muy wax ni muy defee du noonu li muy waxee du noonu man musuma ànd ci saaga Assane Diouf te bi ma ko gisee ci kaso bi waxtaan nañ mu nekk nit ku baax ñu waxtaan maag moom ma ne ko grand saaga yi xam nga rek bàyyi saaga yi te Assane Diouf dama leen wax lu am solo institution li ñu ko yóbbu bu ci Sénégalais yi jugul Macky Sall dina ko sànq ci kaso mais ni wax lu leer bu ngeen bàyyi ko xel te ñoom mënuñu ne nag bi ñu koy njëkk bàyyi dañ ko bàyyi parce que Assane dafa am problème bu xel tey ñu jàppaat ko encore fi ñu ko yóbbu noonu gàtt balaa ñu ko liggéey na fa def 6 mois yóbbuñ ko flagrant délit mel ni ay enquête la ñu war a enquête mel dañu war a enquête ay institution foofu la ñu ko yóbbu institution moom ak imam bi ma lay wax nii imam Habib ñoo bokk même chambre Habib Touré kooku ñu jiñ terroriste tëj ko foofu fi ñu def terroriste la ñu tëj Assane Diouf donc loolu aussi Sénégalais war nañ ci jàpp te pour man combat la pour ñu libérer Assane Diouf parce que gis ngeen li fi xew lu gën a garaaw Assane Diouf waxuma la saaga de mais saagante moo am Sénégal saagante xam nga saaga ak saagante bokkuñ Assane Diouf dafa saaga mais ñi dañoo saagante donte nag saaga moom kenn du ko cautionné waaw. di leen nuyu yéen ñëpp di nuyu Karim également li nga xam ne saa su nekk di ko doon def si lay plateau bi di ko remercier bu baax donc Karim man question bi nga xam ne moom laa lay njëkk a laaj mooy ndax Abdou Karim Gueye dafa fas yéene soppi doxalin ndax ñu ngi taxaw ne saagawul ñu gis ñu bal ko ci kàddu gi mais mu tudd fenn tudd ki nga xam ne moo ñu jiite ñun mu di le président de la république tudd daal franc-maçon tudd waa police wala waa gendarmerie wax ju dëggal ñu nga xam ne des fois ñu bari dañuy jàpp que ni xëy na bu fekkente ne gën a defaraat toogaay bi wala yar bi wala yooyu noonu kàddu yi dina gën a accessible que li nga xam ne noonu la askan bi jéggee saa su nekk je pense que ni loolu xëy na dinañ ci am réponse beneen bi nga xam ne moo ci topp également mooy saa su nekk dañu dégg Karim muy attaqué di critiquer yooyu mais day mel ni du wax ci lu ci le concret mooy tey di ñu jox ay chiffres di wax ci lu nga xam ne lu leer la mais dañuy dégg rek mu mel ni buy tirer dans le néant loolu itam bëgg naa ci ay doom ok salaamaaleykum ak Fane journaliste Leral Point Net. Abdou Karim gis nañu récemment rek nga am li nga xamante ni moom mooy liberté provisoire est-ce que c'est état de santé xëy na la tey ngay continuer di combat aussi gis nañ la kàddu yi ngay wax est-ce que c'est pas trop risqué pour delluwaat ci gàllankoor. ok waaw déjà xam nga damay wax ni damay expliquer ma ni déjà mën naa ko d'abord demander sa question après ma ñëw si sa waay quoi c'est-à-dire Sénégalais yu bëri dañuy wax Karim état de santé c'est-à-dire sama feebar man dama wax naa ko sànq quoi ma ne umpul benn Sénégal yàlla def na yàlla moo def Sénégalais yi yëg ko ñëpp ko yëg mais dama ni sama feebar man Sénégal moo ma gën a feebar la
su fekkee 4 opération la Sénégal am na 495 000 opérations ci wàllu courant bi ci wàllu ndox mi ci wàllu fu ne ñu ngi koy jëm ñu ngi koy caxat-caxatee ci suuf si Sénégal dañu koy opéré rek di coxati te ñuy opéré Sénégal opéré wuñ pour sauver comme man ñi ma opéré pour sauver ma dañuy opéré pour jël ndawal li ci biir dundee ko booboo gën a grave c'est-à-dire man dama ni man Abdou Karim c'est-à-dire ma personne importe peu li am solo pour man mooy xeexal Sénégal sama santé nag lu ma may rek dinaa ko def dafa ma may ma mën a ñëw toog fii def ko moo tax ma def ko su ma mayee leneen encore dama koy def su ma sentiree ni mënu ma dem ma toog ba mën dem ma dem mais ma ni pousse su ma ci doon teg pour ñëw damay ñëw pousse su ma ci doon teg pour dem manifestation damay dem manifester ba keroog may xam ne man fii laa mën a yem mais fekk yéen a ngi may dégg parce que mën naa ko moo tax ma di ko def parce que ma am médecin aussi boo xam dama koy laaj bu may wax ndax mën naa wala mënul non je pense que fii problème parole affaire prison dépendul ci ay parole loolu moom yaakaar naa ne biti la fanaan injustice bi nekk Sénégal ñëpp gis nañ ko xam nga du parole man comme ma remondi waale ci kees sooy li mu wax ay baatu fen du saaga mooy wax lu amul rek wax loo xam du dëgg te loolu yaakaar naa ñun ci la ñuy xëy di compte ngeen baal ma quoi homme politique ñun ak ñoom depuis 1960 li ñuy wax amul te defuñu ko respecté wuñu Sénégal loolu du saaga donc loolu ma dellu soit ne ko kàddu bu risqué musuma ko wax lenn laa wax mooy erreur te baalu naa Sénégalais yi te baalu ma leen parce que dama dem prison wala dama nekk prison de mais dama baalu parce que aw ma droit di wax ne dañu war a dóor policier bi dañu ko war a simbi aw ma droit def boobu loolu erreur la boo xam ne ko defee sous le coup de la colère te xam nga Sénégal d'habitude nag bu ñu juumee dañu nangu dañoo juum mais man dama juum dama koy wax fii ci kanamu Sénégal yëpp dama juum ci kàddu yooyu mënoon naa ñàkk mënoon naa wax ba pare te du ma wax loolu mais pour tëj ma xam naa ni suba mën nañu ma tëjaat ci leneen parce que Sénégal moo mel noonu mais jàpp naa ni incha allahu rabbi ak l'aide de Dieu incha allah man kenn dootuma jàpp ci ay kàddu parce que ñëpp gis nañ li fi xew quoi gis nga gars yi ni ñu ko waxee ay Bougazelli fii jàpp Assane Diouf bàyyi gis nga tey ñu ngi wax kaw ay yaa ngi koy dégg ay politique fii Moussa Cissé Lo yaa xam Mbaye ak Farba Ngom ak yaa ngi dégg lu nekk te loolu yëpp gis ngeen tey mi ngi mel ni tey dafa am ñoo xam ne ñoom la yoon di ñoom la fi yoon nekkal ñii yoon nekkul leen fi loolu lu am la waaw. salaamaaleykum Abdou Karim bi maa ngi leen di nuyu Alioune Guèye journaliste PPF. Alioune Guèye. ginnaaw bañ na ma soo ba noppi di la laaj nan nga gisee comme li nga doon xeex pour ñu ubbi jàkk yi nga doon xeex pour ñu def ñu dawal tuuti gis président Macky Sall ubbi jàkk yi loolu lan nga ci yëg di nga nekkee ci biir kaso bi est-ce que loolu tamit du tax nga jàpp que ni Sénégal yi chaque jour di xeex yenn mbir est-ce que dina ko ci jaar ci benn côté. waaw mais bu fekkee dañoo xeex pour ñu ubbi jàkka yi ba ñu ubbi jàkka yi kay dañu naan alhamdulilah c'est-à-dire man bi ma toggee si kaso bi ñu ubbi jàkka yi mais dama ne alhamdulilah parce que combat bi loolu la woon au fait loolu moo doon combat bi au fait pour ñu tijji jàkka yi vous voyez ce que je veux dire donc président Macky Sall bi mu tijjee jàkka yi loolu lu ko war la te am na pression du moom moo jékki-jékki tijji jàkka yi aussi ba am pression dañu waxante dëgg quoi moo tax mu tijji jàkka yi te tijji jàkka yi lu war la wax naa ko sànq ma ne la jàkka kenn du ko tëj yéen ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa ni nit ñaan jullit ñaan mooy ngànnaay président bi taxaw nous sommes en guerre pare na yéen seen ngànnaay teg leen ko ne mais kon musiba am ñun si maanaam loolu la ñu wax dafa ni ñaan mooy ngànnaayu jullit léegi nag suñu président taxaw ni sama gars yi yéen a ngi ci guerre de mais seen ngànnaay yi tëj naa ko te ñun jàkk yi la ñuy ñaane il a compris Macky Sall nit la sama waa ji day comprendre day xam ni day def ay erreur moom après day comprendre saa yi ñun du ñu noonu Macky Sall bu ñu déglu woon rek bu baax a baax am na erreur yu bari yoo xam du ci dugg te am na lu bëri loo xam dina ko dimbali quoi parce que ñun soxlawuñu pouvoir xëccoowuñu assemblée xëccoowuñu dara lu dul Sénégal nekk dëkk bu mucc ayib loolu rek moo ñu tax a jóg Moussa. waaw jërëjëf Pape Moussa Sow la Dakar waa 221 Abdou Karim ñu ngi lay masawu ci xeex bi ngay xeexal Sénégal di ci daj du ne alors ma bëggoon na rebondir ci ñaari affaire yoo xamante ne ci ñaari nga ko fi déjà par rapport ak li nga la tëjee yow da nga ne ni tijji jàkka yi ñu tëj la ba pare tijji jàkka yi Assane Diouf dafa ne ni ñu tëj école yi ñu tëj ko ba pare tëjaat école yi paradoxe boobu noonu yow bi nga nekkee ci biir kaso bi gis ko est-ce que amoo benn regret comme quoi li nga doon xeex yow antu na te yaa ngi ci biir foofu noonu nga nekkoon alors da nga cité ñaari dossier léegi yu ma xaw a jaaxal premier bi mooy bu Imam Touré boobu noonu bëggoon naa nga dellu si lan lañ koy reproché chef d'inculpation yi ñu koy toppee ak la tax mu nekk foofu noonu fan la jaar ba yegg si ak le Badiane boobu noonu est-ce que ci cadre CREI yi la woon bi ñu toppee woon Karim Wade wala moom benn dossier spécial la boo xamante ne bokkul parce que 7 ans ci biir je pense que ni war nga ñoo jox plus d'explication yow mi jot a wax ak ñoom.
Pam Moussa Sow xam nga dama lay benn affaire ma leeral ko si Assane Diouf dafa doon kaas pour ñu tëj école yi bu kenn tëjee école yi ñu tëj ko ba noppi tëj école yi man aussi ma doon wax pour ñu tëji jàkka yi ñu tëj ma ba noppi après tëji jàkka yi loolu moo xamal laa si jàngee dama jàngat ni Sénégal Macky Sall mi ngi ñuy déglu mi ngi ñuy déglu quoi peut-être xëy na peut-être orgueil la wala entourage am xëy na ñooy camoufler mais mi ngi ñuy déglu quoi te mi ngi topp li ñu koy sant kon du ñu mës a arrêté wax parce que loolu rek moo waral suñu campagne suñu kàddu bu jugee ba siiw ba ñëpp dégg ba président mën ko dégg di ko topp rek alhamdulilah donc on s'arrêtera jamais loolu la léegi nag wàllu imam Habib Touré apologie terrorisme lañ koy toppee yow xam nga li may wax ndax maa yow ànd nañ si xeex yooyu apologie terrorisme lañ koy toppee waaw parce que mooy li mu wax ni l'islam dafa am législation boppam li mu wax ni l'islam du diine bu ñuy boot day bootaate te ñun loolu suñu combat la man li ma gëm mooy alxuraan moo war a nekk ci kaw Sénégal man damaa gëm ni c'est pas normal ñu am président boo xamante ni il est chrétien muy wàcc ci ay constitution te Bible nekk fi c'est pas normal ñu am président boo xamante ni il est musulman tudd Macky Sall wala mu tudd Ousmane Sonko wala Idrissa Seck muy wàcc ci leneen lu dul alxuraan c'est pas normal c'est que nax bi ñu nëkk nax mooy loolu c'est pas normal nga nekk musulman te doo wàcc ci alxuraan bi képp ku bëgg toog ci réew mi da nga war di wàcc ci alxuraan dañu war a fexe ba constitution Sénégal méngoo ak suñu diine yi ak suñuy valeur suñu combat loolu la loolu nag imam bi nag loolu doon discours loolu doon wax mooy li ñu jàppoon imam Aliou Badara Ndao loolu lañ jàppee Mamadou Camara bi may wax ni mi ngi pavillon spécial en poche ñu opéré ko encore opéré ko 2 fois mi ngi foofu noonu toog tant que nii moom feebar fois am lu nekk solde trop donc loolu la léegi nag malheureusement booy wax des musulmans comme yow ñi woote seen bopp jullit ñoom ñooy jug pour xeex la xeexul nga parce que dañ la contrôler mais dañoo xamut li ngay wax comprendre ni islam dafa programme politique la islam politique la dafa am système am boo xamante ni da ko teg ci wàllu justice am teg ko ci wàllu lépp islam dafa am loolu tubaab bi loolu lañu copier teg ko dindi lépp luy diine loolu mooy laïcité bii te laïcité boobu la ñuy xeex mooy la religion de ceux qui n'ont pas de religion ñun dañ koy xeex ñun suñu xeex loolu kese la tout ce qui est valeur donc kon moo xam catholique nga moo xam musulman nga boo sàgganee ba yow tey sa diine ñu jël ko def ko mu nekk deuxième position c'est pas normal parce que ngëm-ngëm mooy jiitu moom la à chaque fois ne ngëm-ngëm mooy jiitu parce que gisuma kenn ku dee ñu ne boo dee dañ lay laaj sa bàmmeel quels sont les 4 points cardinaux quels sont les secrets d'état yooyu noonu donc kon yàlla mënul bind yonentam yi jox leen ay téere yónni leen ci nitam yi ba pare ñu ne non nit ay yeneen nit xalaat ne léegi dañuy topp leneen lu dul yàlla yónni loolu mooy suñu échec combat yi suñu combat loolu la ko fekk ñun loolu mooy suñu combat loolu kese mooy suñu combat waaw Badiane grand Badiane dama la wax ni la homme d'affaires bu mag la woon bu mag boo xamante ni xaritu Abdoulaye Wade la doon indi ay bailleurs indi ay milliardaires fii ay milliardaires saoudiens ku nekk la doon indi fii xam nga entre guillemets am na si détails yoo xam ne bëgguma ci sori mais li ma la bëgg wax mooy Badiane lañ ko jàppee parce que amoon na ay suuf yi ñu nangu ko c'est normal mooy enrichissement illicite bi mooy traité bien mal acquis bi ñu doon def si dossier Karim Wade beeg yooyu ñoom ñëpp fekk na leen si kaso bi parce que grand bi ngi bëgg def 7 ans si kaso bi Badiane moomu jox na ma sax ay photo bëgg naa ko indi benn instant aussi non grand jarul xam naa si ay émission live la yooyu naa ko wane quoi parce que may na ma ay photo si kaso bi mais dama ko fekk mu feebar ba ñu am insuffisance rénale ba ñu dindi benn rein diabète bañ ko yëkkati di teg te juge bi ñaari yoon juge bi bàyyi na ko procureur bi defaat recours nañ ko téye bañ ko yëkkatee ko teg mënatul dara léegi man dama ni Badiane li mu def donte bu fekkee ni dafa def erreur fay na erreur am quoi parce que 7 ans ko tëdd ci loolu ñu nangu sa bien yëpp mais doy na quoi après nañ bàyyi nit ki quoi en yooyu amul njariñ jàpp nit kenn warul dem kaso ku def na ko suul noonu aussi dañ la war a teg kaso mais est-ce que tamit doyul quoi loolu 7 ans nga tëdd ko ci kaso ba feebar ba ñuy yëkkatee ko teg loolu bokk na si cas Badiane ak cas Camara moom bokk na ci li tax man su ma toogee yeneen semaine waxuma ak presse bi du ma nelaw du ma kiit ak sama conscience parce que dañ ma yóbbante te yóbbante àq la waaw Adja loolu man je pense que wax naa si quoi am na détails yoo xam ne du ci mën a sori daal xam nga wax naa si li ma wax rek mooy c'est-à-dire man dama am régime alimentaire dafa am mu war a dundee sama médecin moom prescrire na ma lii ak lii nga war a lekk waroo lekk lii waroo lekk lekk les conditions yi ñu nekkee nii ak Covid bi kaso yi dañ ko tëj kaso yi ni ñu ko tëjee loolu dafa tax benn lekk du dugg benn lekk du génn naan kaso même visite amul alors je suis obligé ma lekku kaso bi te loolu méngoowul ak man sama régime léegi loolu nag moom mu yóbbee nag ma commencé woon nag di am ay malaise ci kaso bi te bi ma dalee wax dëgg yàlla
bi ma ko waxee sama jaw wax sama avocat taxaw nañ ci ba nga xamante ni ñoom Antoine waa nitu dëgg Valérie taxaw nañ ci ba alhamdulilah dañ ma yóbbu avion spécial loolu en fait xam nga man jullit laa quoi te bëgguma wax lu ma wóor li ma xam daal mooy bi coow li bare ba ma affaire yi commencé sonal dëggantaan ba ñoom ñu jaaxle coow li bare yóbbu nañu pavillon spécial ba ma dañu pavillon spécial dañ ma doon toppatoo comme buur dañ ma toppatoo bu baax tey loolu bokk na ci li ma may ma mën taxaw nii tey taxaw di wax Sénégalais yi nga xam ne yi ngay dégg diaspora bi nii ay Mati Trois Pommes ak ay ñoom Mbaye Dramé ak ñii ay nitu valeur ñoom Antoine Trubin ak ñii nii ñoom ñoo créé ay compte litchi Sénégalais ñoo def juróomi dërëm ñaar dërëm jël ma yóbbu ma Allemagne faj ma ñoo ma faj donc loolu la quoi bëgguma woon laal xaalisu politique parce que politiciens yi doyuñu ma seen dara doyu comme politique bu Sénégal yi nga xam ñoo nekk ci pouvoir bi ak ñi nga xam yàgg nañ ci nekk ak ñi nga xam jot nañ màcc tàngalu buur doyuñu ma micro. salaamaaleykum Abdou Karim Gueye. maa ngi tudd Mouhamadou Maman Touré journaliste la Sénénews.